seen dafa jot nag ñu moom suñu bopp. Afrique. ba léegi. seen indépendance des na. seen indépendance des na. dootuñu fi nangu fii Sénégal ku ñu noot. suñuy maam dañoo xeex ba sonn ñii xeex nañu ak armée ñii xeex nañu ci diine gi pour ñu bañ ñu noot ñu ñoom ñu ñëw jëlaat suñu réew delloo ko tubaab yi ñu noot ñu. réew moo xam ne sa téléphone moomoo ko ah yaa ma dégg sa ndox moomoo ko yaa ma dégg say tali moomoo ko nga perte sa suuf mais lan nga dese dara. dañ ñoo noot te suñu xel yi la ñu noot ba noppi Afrique dañ ñoo noot ba créer si ñun benn complexe dominé. seen indépendance économique. seen indépendance économique. indépendance politique. indépendance politique. yooyu yëpp amuñu ko. te ñaar yi. buñ ko amul. amuñu dara. lu ñu dal ñoom ñoo ñu ko teg te suñuy maam ba tey. waay adduna yëpp mënul yeewu nag ba mu des Afrique. Lorsqu'on dit que l'Occident et maintenant certaines nations d'Asie ont pillé l'Afrique, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité criarde. Lorsqu'on dit qu'elle continue de le faire, c'est encore vrai, puisque les faits sont là, clairs et têtus. dañu bootu trop ci gannaaw tubaab yi. dañu bootu trop ci gannaaw tubaab yi. ànd mën na am. ànd sax mën na ne. waaye dëkk ci bootu. mënul ne. ñi nga xam ne dañ leen nootoon ni ñun ñu fexe ba moom seen bopp te tey ñoo noot àdduna. Amérique ci la bokk Chine ci la bokk Inde ci la bokk keneen ak keneen ci la bokk Afrique rek ngay gis ni ba léegi ñun rek la ñu noot dafa mel ni ñun rek a yeewoogul ba kañ. xam nga lan mooy dëgg bi il faut qu'on crée la rupture avec ces gens-là parce que les relations ne sont pas saines. France bu amee déglu tuuti dina xam ni suñu genre gi liñ koy wax mooy intérêt. Parce que le système ni de domination mënul continuer. Un cadre africain qui dénonce ces pillages est curieusement souvent plus attaqué par les siens que ceux qu'il dénonce. Pourquoi il ne parle que maintenant? Il s'est aussi enrichi, non? Peut-être. Mais il a le courage de rompre l'omerta, de briser la loi du silence. Et si nous le lapidons, la règle du silence s'installera à jamais. dafa jot nag ñu moom suñu bopp di décider suñu bopp. Être libre. Être indépendant, décider par nous-mêmes. Le vrai sujet, c'est notre souveraineté. am suñu sañ-sañu bopp moom suñu kopparu bopp. amoo sa autoroute amoo sa ndox amoo sa téléphone sa supermarché bi ngay boutique ba nga daan amoon sax sa mbokk africain ba dem di sa daan doole amatoo ko récupéré la. Il est temps que la France nous foute la paix, qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires, que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connaît. Gis nga fii France daf fi voté. Bon, entre guillemets, bien sûr. Quand le président Macky Sall a pris le pouvoir, moins de 18 jours après, il est allé en France renégocier les accords de défense que Wade avait brisés. Mais loolu itam xam nga c'est troublant. te jaarul ci Assemblée nationale. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. La France devrait se mettre au clair avec sa politique africaine. On est en train de se mettre à dos toute la jeunesse de ces pays parce qu'on est identifié aux vieux tyrans corrompus, vous voyez, qui refusent de passer la main, etc. Ce qu'on comprendra, ni Kagame def ak ñoom, dina am une génération qui arrivera et qui va rompre brutalement avec la France. Kagame dafa yor kital gobar ak jaasi xeex ba yore réew téyewaat ko donc psychologiquement am na benn ascendance bu mu am ci peuple c'est un militaire c'est pas un gars boo xam ne dañ ko votel ak ay kii donc dafa xeex ba récupérer réew téye nit ñi xam ne kii reex na ba catastrophe yi fa amoon yëpp mu kii ko mais kooku légitimité peuple moom nekk si ginnaaw. tey boo ñëwoon damay renégocier contrat yi foog nga xeex parce que ñooñu duñu bàyyee noonu jaral na leen lu ne ci koy réussir kenn rek la mooy ki nga xam ne ce peuple dafa tafu ci yow. su Rwandais yi d'accord woon ak démarche boobu mais du mën a dem mais il sait qu'il peut s'appuyer sur son peuple. mooy ki nga xam ne looy def wax ko sa peuple ñu xam fan nga nekk fan nga bëgg a jëm ak lan nga bëgg a def bu boobaa boo leen woowee ci résistance dinañ gën résister.
ñoom li ñu soxla ñun li ñu am yëpp mu war ñu développer ñoom ñu ngi ci teg seen loxo. On vole leurs ressources, mais on ne veut pas d'eau chez nous. Est-ce que ça c'est normal? D'accord? Vous voulez pas des Africains, mais vous voulez de leurs hydrocarbures. na jël bi ñëw na or bi ñëw na pétrole bi ñëw na zircon bi ñëw waaye yéen bu leen ñëw immigration bëgguñu ko loolu mooy logique tubaab bi c'est simple lépp lu ngeen am ci alal soxla nañ ko na ñëw waaye yéen des leen fa. J'avais lu dans, vous savez, le fameux livre de Stephen Smith, Ruée sur l'Europe, il expliquait de façon assez claire et assez convaincante que la désespérance de la jeunesse africaine face au blocage de gouvernement, de pouvoir dans les sociétés africaines était une des causes majeures de l'émigration des jeunes Africains vers la France, mais aussi les États-Unis, le Canada, etc. Vous voyez, donc c'est lié tout ça. Personne ne fuit sa terre par l'acheter pour venir en Europe. Les gens viennent ici parce que vous financez les armes dans leur pays. naafeq gi nekk ci France nee nañu mere nañu Maliens yi parce que dañu interrompre processus de transition. waaye Tchad nee nañu bravo doomu Idriss Déby bi te kooku dafa interrompre le processus constitutionnel. C'est-à-dire que le double discours français se voit. D'un côté, on fait des beaux discours sur la démocratie et de l'autre, on soutient bien souvent des tyrans, dictateurs, corrompus, etc. tey gars yi dañuy yem ci vidéo bii ki ko monté yal na yàlla guddal fanam yokk xelam voilà lii yéen taalibe yi laay waxal yéen jinne yu ndaw yi yéen ñi boddi yàlla teg na la jël ay nit wàcc seen ndey wàcc seen bàyyi ay nit tax ngeen di saaga ay nit ñoom dañoo am charge ci kaw àdduna ñu war leen jox responsabilité ñoom sëriñ si dégg ngeen maam Mbaye Sy Mansour nee na ñun moomuñu suñu bopp waa ñoom ñu yor kirus yi yor salaatul faatiha yor wajifa yi moom àdduna bii ak alaxira bële war leen fa délégué lii luñ ci mën lii luñ ci mën jar na jël yetu pofton di dóor nit jar na wut jaasi dem di dóori nit lii na ci réew mi ñoom ñu confisqué askan wi ne ñoom mën nañ ci alaxira dara France benn France 16 millions de sénégalais wala 17 millions de sénégalais 17 millions de sénégalais yépp benn nit moo am fitu taxaw wax li nga xamante ni journaliste naafeq yi caga ji sëriñ si ulamaaw yi taskatu kër yi nampkatu cus yi doomu xaram yépp benn nit moo mën a taxaw am fitu wax lii ñu di ko diaboliser problème bi mu am ak askanu Sénégal yépp muy caga ji muy naafeq yi muy workat yi muy jaam yi muy ñi nga xam ne deretu gor dawul seen yaram yow da ngay nekk si dëkk sax mu leer la ne munoo faa dugg ak loo mënti tagg dëkk bi munoo faa dund nga génn fa dem ci diaspora bi xool la fa nekk ñala nag yow sa ngor munu laa may ak sa xel ak sa xalaat nga jéem a xool lan moo la génnee sa biir dëkk nga toog nga ne yow yaa ngi bañ kii koo xam ne li muy wax yépp say sëriñ waroon ko wax waroon fi fekk say sëriñ ñu di ko wax waroon fi fekk yow ka nga faral mu waroon ci wax muy doomu xaram bu mel ni Macky Sall xeex ko rek jaamu yàlla la xeex ko jaamu yàlla la képp koo xam ne yaa ngi toog ci gaalu Macky Sall boo dee safara nga jëm yaa xam sëriñ nga yaa xam luñ la mënti jox nag boo dee safara nga jëm lii caga bu ànd ak Macky Sall yaa ngi chargé sa gaal nit bu yaakaar ne sa làmmiñ ñaaw na nga ànd ak Macky Sall nga ne moom ngay defar yaa ngi gën a yeb sa gaal yaa ngi lakk ci kaw suuf keroog yomal xiyam di nga lakk parce que du nitu dara lii 16 millions de personnes kenn nit moo am fitu taxaw wax ko ay sëriñ na ci réew mi yor ay taalibi ñu nekk di bugut di ci loo xam ne amu ci kenn ku mën a toj suuf tarixa boo taxaw di yuuxu ne wax nañ sama yàlla ji nii ngay rey sa bopp sa yàlla ji tojul fenn sa yàlla ji dañu nangu pétrole am nangu gazam mu xam li fi nekk mu doon mbuqat la parce que lii moom moo waroon taxaw di ko wax ay xale yu ndaw nag taxaw di ko wax ay xale yu tuuti ngeen ne lii kenn du ko wax ku ko wax ñu yóbbu la kër yaama di tax ku ko wax ñu tuddee la xaw ma lan ku ko wax ñu yàq la lu ne ku ko wax ñu ne dañ lay saaga mais yow saaga yi ngay def am na lu gën a gaaw ñiy wax seen vidéo yaa ngi fi
sëriñ bu aay xëccal sa kurus sëriñ bu aay xëccal sa kaamil sëriñ bu aay xaaqtandixul nga tufli boo yoree aw askan kañ benn nit di wax lu naqaree askan wa waay wir dal mu dee fii dama ne ñun sénégalais yi laa wax 17 millions de sénégalais yi ku dee da ngaa noppalu ku dee da ngaa noppalu ku ñu wir da nga dee da ngaa noppalu parce que boo waxee boo waxul gàcce gaa ngi fi tegu sa kaw loos gàcce gaa ngi fi tegu sa kaw loos nañ jëli beneen vidéo nañ jëli beneen vidéo ba pare nag ma xottaku wax léegi man laa dul defati lépp a ngi fi ñu tegal ma ko sur table. xoolal nag tey ak loola soose yi waxoon xoolal waxu soose yi nag ndeke soose yi bi ñu waxee dañoo ñëwoon benn marinière dénk ko fa boo xam ne bis bu ñu ko nattee ba mu yem ci kenn rek mooy gravité ñëw na ay nit yàlla ñaan soose yi ñaankat lañ salaatu ala nabi rek la ñuy liggéeyee ana ban mbubb la ñu nattoon denc ko dañoon aya kee amake make la ñu wax de amake bokkuñu ci waaw dañu ne wax na ko waaye make na ayake suñ la ko waxee su la soose ne ayake amake mooy wax na ko waaye defu ko xoolal loolu mu mel ni xew-xewu tey bee ko jur mbub la moo xam ne da nga koy natt ci make rek mu yem ci moom képp donc gravité bi nag la ma doon wax ci innamal umamul axlaaqu ma baqiyat gravité bi innamal umamul axlaaqu ma baqiyat gravité bi mooy yàlla moo wax ci alquran ci la sourate 61 cité naa ko tey verset 3 ci quotidien bi ci sama éditorial ne kabura maqtan inda allah an taqulu ma la tafalun yàlla sib na jéppi na ki nga xam ne dafa wax ba pare defu ko xoolal jéppi gi yàlla ak gravité bi tey jumaa yépp ajjuma ji moom la ñu waroon a jullee jumaa ak ajjuma yépp pour fàttali mais jumaa yépp démissionné nañ ci waxu yàlla déglul yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na jullit wax na éefar mu wax naa fekk nag te kenn xamul naa fekk puisque ci suñ biir kuy wax laa ilaha illallah di jullit di woor bàyyi ko jullit la ni yow mu ne attention ayatul munafiqi salaas ñett bu ngeen ko gisee ci nit dootul jullit mu ne isa haddasa kazaba su waxee day fen isa waada xalafa bu diggee ne danaa ko def du ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na naafeq la mu ne wa isa tumina xaana boo ko wóoloo ba dénk ko dana la wor xoolal ñett yi mu wax ci naafeq mais imam yi dañ ci waroon a kii ba ku nekk tiit ba ñuñ politique tiit xam ne vraiment y a une gravité ñoom ñu nekk alerte waaye ñoom ñëpp tey fii mu toll ñu ngi jëndee waaw liir naa fukki point yeeg juróom baax na kay wii laay wax lu garaaw la ci réew mi yooyu nag la rajo yi doon xeex moom la télé yi doon xeex moom la ilimaan yi war a xeex moom la intellectuel yi war a xeex nu mu tëoti science sans conscience n'est que ruine de l'âme bu fekkee dañuy jàng ba pare te buñ jàngee ñëw daje buñ waxee wax ba pare ku nekk sañ a def lu la neex mais réew mi day tas te comme ni ma ko waxee su fekkee ne repp nañ ba ëllëg ñu ne wii moo ko gañe billahi fii laa koy wax dana dal képp ku ci wate bii billahi boo gisul loola naqadi boo wàccul xaj boo gis tuddee ma ko mën naa ko wax mais lii lan la yàllaa ko wax waxu yàlla laa jël waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa jël déglu naa le premier ministre mu ne ñi leen di waxal affaire jëw góor jigéen na njàng waylu li kulli muhaddis boobu moo gën a garaaw waylu li kulli humazatin lumaza alladi jamaa maalan wa addadahu moo gën a garaaw boppam lay waxal te xam naa papaam commissaire John mu nekk ku baax nekk sama xarit moom premier ministre nekk itam sama goro nekk ku baax billahi bu ko fekkoon du ci ànd billahi laay wax puisque xam naa kan mooy commissaire John donc dafa am lu ñuy foye ci réew mi loo xam ne ngor bokk ci diine bokk ci lii sëñ Bachir Abdul Qadir ubbee keroog maam borom Touba wax ko loolu lu jar a retenir la
nit ki buy fen bu mu jàngati alquran bu mu julleeti bu mu defati dara nit ki bu xasee ba wax mu dëñ rek jaratul muy julli jaratul muy jàng alquran mais lan mooy wax mu dëñ su tuddul fen nan la tudd su tuddul fen nan la tudd wutal leen ko tur ma danaa ko def su tuddul gor nan la tudd olof nee na gor ca wax ja waaye nee na lu réer ci juddu feeñ ci jukko kon jukko ci la ñuy xamee ndax nit ki gor la wala jaam la donc dafa am yoo xam ne su nekkatul suñu xeex pour bugg a gagner dara lu mu di doom nañ tëj rajo yi nañ tëj télévision yi nañ tëj journaux yi jaratu ko bu yeboo ñu dem ñu di suñu ko jërëjëf président am na loo xam ne waaw jumaa yi bu fekkee dañ leen a nar a taxawal fii pour di seetaan lu wax rek ñu jàngaay aaye di dem jaru ko bayit boobu maam borom Tuuba wax mooy jumaa yi suñ naree taxaw ba pare te duñ fàttali nit ñi ne buñ fenee jaratul ñu julli jaratul ñu jàng alquran kon jaratu ko yii ñii taxaw di wax naan diw wax na diw wax na diw balaa muy wax yàlla wax na ba pare yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na maam borom Touba wax na bind na Seydil Hadj Malick wax na bind na mag ñi fi nekkoon seen doom mënu koo dajji seen sët mënu koo dajji wax jooju wax moo gën a fonk moo gën a forte moo tax ñu jàpp leen kon keneen kuy wax jooju mooy bi fi nekk kon nañu del ci waat di tax ma taxaw ci point yooyu dama bëgg a wax ne mission wu rajo ñun sax boobu la ñu bëggoon mujjee sax mais parce que nag kenn mënu wax 19 ans wu Walfadjri FM te voilà lii yéen a ngi koy dégg kon ulamaaw yi ak sëriñ si nekk ci réew mi te ànd ak Macky Sall kon ñu ngi ci gaalu Macky Sall lu ñu yàq Macky Sall rek même bu ñu leen ko waxul xam leen ne séddoo ngeen koog moom képp ko ànd ak Macky Sall lépp lu ñu wax Macky Sall muy seen ñàkk gëmati yàlla ñàkk jàng alxuraan ñàkkati nekk ci diine lépp lu ñu wax Macky Sall rek képp ku ànd ak Macky ku joxanteeg moom loxo rek luñ ko wax rek partagé nga ko ak moom mu yegg ñu tudd sa tur ak ñu ñàkk tudd sa tur waa lii de la xale yi jooy lii de la xale yi jooy coow li ne kur ngeen nangu suñu lépp dégg naa Babacar Diagne nag mu ne day solidarité Tidiane Babacar Diagne ci Iran Ndaw xaw ma Taïb Socé xaw ma Iran Ndaw moo wax ba Tidiane jóg fële di gësamu Babacar Ndaw Babacar Diagne yaa naa fekk Babacar Diagne yaa naa fekk yaa bon yaa yées yow fan yi passé benn sëriñ génn fi ne xalif général moo liggéey diw ba mu dee wax jooj lu ko gën a garaaw wax jooj lu ko gën a garaaw yow waxuloo de waa parce que kële si la sant kii sant ndaw kële dafa sant si ñeme woo ubbi sa data bi pour wax ci kële sant ndaw nga ne da ngay sot xaw ma lu mu wax nag waaye lu mu wax rek wax jëlee gën a rëy nga ne nem parce que doo wax kooku ay nit a ko topp xam nga naa fekk gi ci réew mi yéen ay dëmm ngeen yéen paa yi bu booy yi jegul jël seen yet commencé tegal ndayi paa yi problème day am parce que cus rek ngeen fi nekk cus li Feuz Galsen wax cus moo tas réew mi lii ne ci réew mi xaaral ma sol sama gàllaaj bi sax bala may ubbi ligne bi parce que yéen doon ay melelaan yi yéen xaw may jàkkaarloog yéen mën di defanteeg yéen ba mu saf voilà nii laay mën a def protéger wu léegi nag bala ñuy jàll sëriñ si duulkat yi ak katu caga yi màcckatu ween yi baaraamkat yi lijjantikatu cus yi ba tas réew mi xaaj askan wi guux askan wi yépp ne leen ñun ñoo yor seen alaxira te nekkewuñ fi lu dul noggatu nit ñi lu ñu wax ngeen miim mu génn feneen rek xaaral ma indi kooku nag dooga nag ubbi ligne bi ñu pàccaaral fii moom lépp day leer luñ acca bii waa acca Sénégal nag lii dama ne woon duma si wax mais il faut ma wax benn dëkk la fii ci dëkk yi si Sénégal fii benn sëriñ moo fa nekk ak benn taalibe mais taalibe bi day def chaque année day génnee ay nag jox ko asaka léegi benn bis taalibe bi dem si àll bi nekku moom nag yi ñu ne ko sëriñ bi mu gis ni lim ko doon jox asaka du ko joxaat nit ñi taalibe bi negaat ba beneen at jot mu jël nag yi mu doon jox sëñ bi jox ko xam ne amul dara
sëñ bi yónnee si moom ne ko mais yow ana nag yi nga ma daan jox di génnee asaka chaque année kooku ne ko sëñ bi jox naa ko koo xam ne yelloo na ko sëñ bi nag ne ko demal jox ma ko mbaa nga génn dëkk bi ñu ngi koy génnee dëkk ba nag parce que loolu ndax moom mooy diine ndax nit noonu lañ koy yilifee ndax noonu la ñuy yilifee nit parce que nit ki da nga koy wan yàlla ak yonent bi ba pare bëgg koo yilif mel ni ku ko moom te tabax ay sato. waaw da ngay xool lii da ngay xool lii waa lii ku ko mës a gis Sénégal kañ ngeen di yeewu waa ñi leen yilif ñi yor seen baat yi ñi mën a damm crayon bàkkaar yi ñi mën a jagat-jagatee kaaba gi ñi mën a nangam ñi mën a nangam ñi mën a nangam waa ñi taxawal juma kaaba gi fële andi ko fii waa ñi nga xam ne bu ñu lalee malaan lépp sotti aajo yi faju waaw lu ngeen di xoole ba or bi jamaa bi zircon bi phosphate bi licence de pêche yi waa yéen France kenn lalul basang kenn lalu fa malaana wuji fa kenn yor fa crayon ba damm bàkkaar yi France de Macron 44 ans munul jagat-jagat amul maam juy jagat-jagatee kaaba amul maam ju yor faag yi ak faagale amul maam ju yor faydu amul maam ju yor yi ngeen yor Sénégal amul maam ju puus géej amul maam ju julli ci géej amul maam ju lii maam ju laa waa yéen problème am na kat lii matuta wax lii dafa matuta wax dañ ci mënta wax lii da lañ leen tënk lii moo tax seen doom yi cagatu lii ay imaam a ngi ci réew mi ay ulama a ngi ci réew mi ay intellectuel a ngi ci réew mi benn intellectuel moo taxaw ne lii day dakk xale yépp boot ci ginnaawam waaye borom sikkim yu weex yi nee nañ du jàll gendarmerie ne du jàll police ne du jàll armée ne du jàll ñi nga xam ne yàlla dimbali na leen génnee leen ci safara si andi leen ci diaspora fii yenn booy yi yenn défaillant yi nee nañ loolu du jàll waa lii kan moo ko mës a gis sabab waa lii fan la ñu dem di ko jooy fan Chine Japon Inde wala ñu dem ci imam di ko bokk ñu dem ci imam di ko lii lan la ci nit di waxati lii de moo ne ci réew mi yéen ak may xool yéen ak may gis wala gisu leen ma ki koy wax du làqatu de mi ngi koy wax de lii de la xalif général nekk ci réew mi ne duñ ci xeex lii la taalibe yi nekk ci réew mi ne seen xalif yi seen yoon newu ci te ñu yor seeni baat war leen di waxal waroon di wax lii la journaliste yi bañ a wax lii homme d'affaires yi nee nañ duñ ci wax caga yi nee nañ seen yoon newu ci ñoom meen rek la ñuy joxe cus léegi nag demandé naa man solennellement sénégalais hymne national u Sénégal waaye nañ ci dolli cus xaw ma fu ñu koy dugal nag waaye cus gi nañ ko ci dolli cus moo tas réew mi acca gars yi ubbi naa ligne bi ci lii laa bëgg ñu waxtaan